salaamaaleykum suñu mbokk internet yi ñu ngi leen di dalal ci seen émission gan gi tey nag suñu gan di Mamadou Diagne mooy porte-parole cité Diazaka mi ngi nekk fii ci Tëngéej nekk ci sortie 10 bi boo génnee sortie 10 bi à droite moom balaa ngaa yéegaat pont foofu la nekk Mamadou Diagne ñu ngi lay déglu. waaw maa ngi leen di fay waa Référence Actu di rafetlu seen liggéey aussi. di leen dalal ci quartier bi di leen wax soyez les bienvenus. tey nag moom lu ñu leen di teralee amul ndax weeru koor lañ nekk mais sinon lañ leen di rayal mi fii. waaw loolu am na waaye jàpp naa ni sekkee ni wóoruñu te ñëwuñu. mais Diagne dañu seen quartier bi dafa nekk au centre benn polémique ba nga xamante ne ñu ngi existé woon ci suuf depuis quelque temps mais léegi dafa yëg ci kaw. mooy seen diggante ak yéen Bisa lan moo xew si diggante bi. waaw Bisa mën naa ni jàmm la mën naa ni du jàmm la ci cadre ne nit kat fi mu dëkk bu fekkee am na lu ko metti di ko wax ci diggante mag moo xam société la moo xam nit la donc ñëw ne la kat lii yaa ngi ma koy lore donc baax na ci nga apporter ci ay solution baa nga taxaw ci parce que problème nañ ko xamee soit da ngay jéem a atténuer problème bi baa nga jéem ko régler une bonne fois pour toutes. donc loolu rek la donc je pense que ñun cité bi li ñu waroon def yëpp def nañ ko jaarale nañ mbir bi ci façon bi gën a pacifique mooy dans un premier temps dem nañ fa toog. mais exactement lan ngeen di reprocher Bisa li ñu koy reprocher mooy wàllum environnement parce que Bisa pollution bi muy engendré ci cité bi. ñoom centrale à béton lañ fiy liggéey centrale à béton lañ fiy liggéey donc dañuy produire béton fii di ko dem di jaay ji donc loolu mooy seen liggéey donc bu ñuy ñëw seen trafic et tout ça donc day ànd ak poussière bu camion yi di sotti produit bi mooy béton bi sec bi day joxe poussière seen trafic bi ci biir day joxe poussière silo bi aussi dafay bàyyi ay poussière xam naa sax bu ñuy gën a dem après dina leen jox fii ci écran bi vidéo yi nga xam ne mooy illustré yooyu yëpp ndax lépp lu ñuy wax rek am nañ aussi ay preuves yu voilà tangible ndax comme niñ ko xamee ak di ko wax ñun duñu xañ suñu moroomu sénégalais fu muy liggéeyee ndax xam nañ ni dëkk bi liggéey bariwu fi mais aussi nag liggéey du fi ñàkk bari ba ñuy nangul agresseurs yi ñuy goraat jaasi donc bii façon propre la ndax da ngay lor ay doomu aadama ndax agresseur bi dina la gaañ dina jël ci yow xaalis mooy sa alal mais kii dina jël ci yow alal ndax chaque jour boo feebaree yaay dem faj sa bopp man ñii di wax ak yow suma yaay dal na ko fii la 30 octobre passé le 25 octobre 30 octobre 31 bi la génn muy hospitalisé woon Dalal Jàmm dañoo toog ba benn guddi presque ay minuit mu commencé piqué crise mënatul nooyi maa ngi woo médecin soignant am bi nga xam ni Ibrahima Fall que je remercie beaucoup ndax sans aidam maire bi leneen la ñuy wax ci moom ok ñëw na ba mu ñëwee ba mu ko xoolee nee na détresse respiratoire la amee woon. c'est-à-dire mooy que ni nooyi bi moom fi mu toll nii pour nooyi donc ñu dem mu ne léegi nañ taal oto bi ñoom ñu ngi yoon oto bu ndaw man ma jël suma oto bi ndax moo gën a large teg ci maire bi dem bañ demee mu ne rayon yi nga xam ni moo mën a xool li ne ci dënd bi foofu la am en face Dalal Jàmm muy BIPA yegg nañ BIPA donc dugal ko ñu xool même ñoom sax def nañ ay test Covid ak palu pour xool ndax est-ce que du loolu la woon ndax tellement que état bi mu nekkee woon mais test yi lépp négatif ci lañ ne léegi nañ ko dugal Dalal Jàmm en urgence ñu dugal ko fa commencé defal ko aide ci seen appareil oxygène yooyu noonu foofu la nekk te aussi mooy remercier waale personnel boobu noonu ak seen directeur je peux même citer des noms muy Fama Sène ak docteur Sow ak Moïse ñoom ñi nga xam ñu ngi Dalal Jàmm képp ko fay dem xam nga leen ñu def liggéey bu mucc ayib donc loolu mooy problème bi nga xam ni moom lañ am ak Bisa donc te nit nag xanaa bu lay lor
mais man li ma bëgg ñu préciser ko mooy qu'est-ce qui lie sa feebaru waajur bi la ciy masawu coono. ak Bisa lan moo leen lié. waaw donc foofu laa doon terminer ba ñu waxee ne problème am na ci cadre ay particules yi ñu fekk ci dënnam ay particules lañ fekk ci dënnam donc pour dire parce que ñi ma cité nii xam nañ ndax ñoo ma defal résumé médical ay particules lañ fekk ci dënnam te boo xoolee proximité bi Bisa am par rapport ak dëkkuwaay bi li nga xam ni moo waral suñu cri de cœur bu ngeen xoolee Bisa moo nekk nii donc fii gis ngeen stockage produit yi fi muy nekk donc seen camions yi fii la ñuy parqué bu ngeen xoolee weexaayu sol bi sax par rapport ak zone bi yëpp gisoo fi benn weexaay buy représenté poussière bii nii donc man suma kër a ngi nii ci angle bi moom mooy këru maam góor man suma kër moo nekk nii deuxième position bi voilà donc à chaque fois la ñuy émettre ci pollution sonore comme poussière dañ koy yëg tous les jours et que souvent sax dañuy jël vidéo envoyé leen ko ne leen xool leen lii ba ci bi ci mujj man sama bopp maa ko envoyé la dame la madame Dieye envoyé ko via WhatsApp mu ne ma ñu ngi jéggalu ci lay soog a interpellé Sall ne ko na déplacé camion bi donc vidéo boobu aussi buñ demee ci kanam dinaa leen ko wan pour ngeen xam ne du dara luñ fi créé voilà donc beneen coow li amaat mooy déjà ñun ñu ngi jooy ci li nga xam ni moo fi nekk nii muy Bisa ñu koy jooy dëkkandoo yëpp fii mooy Almadina City boo xoolee fii moom mooy cité Diazaka yéen a sekk Bisa ñun ñoo sekk Bisa Almadina nii Diazaka nii te Diazaka moom dafa dugg ba nii li yëpp Diazaka la donc ñoom lii la ñu jëndoon ne dañ koy yokkaat ci usine bi léegi yow ñu ngi lay jooyal ne yaa ngi ñuy rey ci lii nga ni yow la nga bëgg a jënd doyul ci lii te même bii aussi ñu ngi ko doon jéem a fexe nuñ koy jëndee. ñoom it ni ngi leen seqee ñoom dañ leen bëgg a mujj sekk te que je sache fii yëpp may wax ak yow bu ngeen gisee borne yi yëpp ay zone d'habitation la. mais loolu laa bëggoon est-ce que kan moo fekk ci morom parce que fii zone d'habitation la wala zone industrielle la kan moo fekk ci morom. merci pour loolu c'est une très bonne et pertinente question parce que fii Bisa nekk nii tool la woon bu am mango ñu fi daan def nag bañ ko bëggee exploiter d'après am na woon vol bu ñu ne nag yi dañ ko sàcc ba ñuy jël waxuma la sax tabax si seen silo yi ñuy def fii ba ñuy jël di dindi gravier bi ñu doon dindi pour mën a gas seeni silo yeeg yooyu kiñ ko doon may booy yaa ngi fii tege mooy booy yi daw gravier yeeg yooyu noonu je pourrais même citer des noms s'il le faut pour te dire lépp dafa commencé si ñun seen building administratif bi lañ commencé autorisation bi ñu ngi ko bindee woon ci bant ne construction building administratif lañ defoon comme autorisation. pour ay bureau quoi. pour ay bureau. ñoom dañu jëloon fii pour war fi def ay bureau. merci léegi nañu commencé noonu gis nga fi camion yi yem fa lañ yemoon après bañ jëndee la ñu extendre nii looloo waraloon ñun dox bi ñu doxoon dem waxtaan ak ñoom ne leen en tant que partie prenante lu ngeen di def luy lor possible population bi war ngeen ko mun waxtaanee ndax audience publique yéen da ngeen ko war di def. pour gàttal ci sa question gën a leeral mooy que ni Bisa moo fi fekk ñii cité yi. moo fi fekk Almadina City parce que Almadina City daanaka boo xoolee ñoom sax les premiers habitants Almadina City la. ñoo fi njëkk a sanc ba ñu sancee maam yàgg na tabax fii këram mais man sax maa ko njëkk a dëkk si. man quartier bii may wax ma fi porte parole maa fi deuxième personne bi fi dëkk si
après El Hadj Omar Ngalla Mbengue bi nga xam ne mooy liggéey fii ci hôpital Youssou Mbargane donc lépp fii la ma fekk. mais est-ce que yéen dem ngeen ci ñoom pour wax leen ni yéen a ñuy lor. le 20 septembre 2021 ci lañ njëkk a dem wax leen ni leen ni kat yéen seen extension yi ngeen di amal muy lor askan wi est-ce que yéen a ngi ciy bàyyi xel ñu toog waxtaan ci comme ni ngeen ko gisee nii représentants yi ñoo nekkoon nii ak Ibrahima Sy madame Dieye Astou voilà donc gis ngeen fii ba ñu waxee ak ñoom waxtaan ak ñoom ndax ñun ñoo sàkku dem si ñoom pour waxtaan ak ñoom du ñoom ñoo ñëw si ñun pour leeral ba ñu waxee ñu ne ñoom ñu ngi am ay solution yoo xam ni ñu ngi koy apporter parce que dañ leen ni yéen lan ngeen def pour mun a aussi téye poussière bi nga xam ni ak kii lépp luy bruit lu ngeen ñuy loree ñu ne ñu ñoom amoon na ay dispositifs yu ñu jënd maanaam ay këf yoo xam ne buñ ko fi installé dina tax poussière bi. kon ñoom nangu nañ ni poussière bi am. nangu nañ ko ndax lii nii ma leen di wax ni échange bi par email lañ ko échangé woon. parce que dañ leen ne woon bëgguñu waxal leen dara loo xam ni lu bokkul ak la nga xam ni la ñu wax ci réunion bi ëllëg muy mën jur jiixi jaaxa. ñoom donc de fait xam nañ ni ñu ngi leen di polluer. ñoom xam nañ ko ndax bañ leen bindee peut-être Sall mi nga xam ni moo nekk ci di ku bees ñëw fii bu yàggul dara. mooy directeur technique bu bees bi peut-être moom moo xamul lii ndax boo leen xoolee ñi doon nekk ci kii bi moom turam neewu ci. si la ak madame Dieng ndax ñoo nekkoon fii avant que Sall si di dem beneen côté ba donc ñoom ñu d'accord ni li loolu am na te dañ leen waxoon ne leen ni bu ngeen installé ba pare comme nee ngeen am na ay yu ngeen dispositif yu ngeen di installé bu ngeen installé ba pare voisinage bi dina apprécier la nga xam ni mooy seen installation man personnellement man maa jéem a waxtaan ak madame Dieye ci téléphone laaj ko ne ko ndax la ngeen doon wax ni yéen a ngi koy def fu ngeen ci toll à maintes reprises danaan ma je pense que pare na mais xaaral dinaa demander waa ji après naa revenir mais en vain donc la nga xam ni aussi moo juróon coow li nga xam ni ba leen maam interpellé woon mooy extension bi ñu naroon def ci voilà ci yoon fatt yoon bi te dañ ci waxtaanoon que ni dégg nañu ne am na rachat ñoom bu ñu def par rapport ak kii bi nekk ci diggante bi maanaam titre foncier bi nga xam ni moo jàkkaarloon ak ñoom bi ma leen wan sànq ci vidéo bi donc bañ leen waxee ñun leen dégg nañ ni yéen a ko jënd mais ñun li ñuy bañ mooy li ñu am ak problème ak Eiffage mu am ko te bëgg nañ aussi ñu nekk ci voisinage bu baax ñoom ñu ne ñoom ñooñu seen bopp contournement bi ñu nar a defe ji ci Sénico d'après proposition yi fi amoon ñoom loolu du leen arrangé ndax presque plus de 2 kilomètres la yoo xam ni da leen di jural impact seen gasoil et tout ça ak production donc ñoom fii nii dañoo mënul wax ci loolu mais ñoom ñu ngi ci ginnaaw population bi pour dire que ni ñoom fattuñu xëy nañ bëgg ko fatt moo waraloon aussi coow li amoon ci extension bi moo tax bu ñu naan ñun ñu moom suñu suuf bëgg ko liggéey ñun terewuñ kenn mu liggéey la nga moom mais tey nit bu jëlee sa kër nga tabax ci lu la neex loo xam ni tant que génnul biir kër gi rek amuloo problème dëkkandoo yi mais tant que lay génn ci kër gi muy bruit muy poussière mu ngi laal beneen dëkkandoo rek foofu noonu day indi polémique. mais yéen seen dëkkandoo visa moom dëkkandoo doy waar la. non dafa jéggi dafa doy waar ba pare li ci gën a graaw mooy man pour man entreprise dafa war a am loo xam ne li ñu naan éthique parce que. pourquoi nga ne amuñu éthique. non boo demee tey ba seen sortie bi mujj barki Demba Ndiaye. dinañ ci ñëw loolu dinañ ñëw ci sortie. voilà parce que loolu sax moo gën a waral. voilà dinañ ñëw mais kon bu ma la déggee ni nga waxee ni
ñoom seen responsabilité sociétale d'entreprise ci seen dëkkandoo yi directement yéen ak waa Almadina kon ñoom duñ ci def dara. au fait point boobu sax waxtaanoon nañ ko fii nii pour wax ne à chaque fois que ñuy wax amul dara loo xam ni lu Bisa mës a def pour quartier bi dugal ci quartier bi nga laaj ban journal yi waxuma la sax cadre wala voilà agent de maîtrise mais journalier bu dëkk fii ci quartier bi di liggéey fii ci Bisa non amul. Il a parlé aussi ci ay garab yi ñuy jëmbat garabu cocotier yii nii ñun ñoo ko def bañ na ko ba dañ ne sax suñu président des jeunes Alioune Ka may nuyu bu baax ndax liggéey bu rafet bi muy def ne ko jéem nañ xool plan wu koñ bi ñu xool buntu kër bu ci nekk dañ lañ ciy implanté ay cocotier. kon su ma la déggee mooy Bisa daf fi nekk di leen lor te amul lu leen benn njëriñ. moo tax nag loolu sax daanaka koñ bi bëgguñ ko def cité ouvrière. maanaam ñun xaaruñ sax loolu ci moom ñoom bu ñu respecté woon partie environnement bi rek ñun bu leen neex nañ def te li ñuy demander je pense que ni c'est légitime. mais indiwaatal sa carte bi parce que dama gis tamit ci carte bi lu mel ni même installation Bisa moom mooy ñoom ñooy yokk foofu wala qu'est-ce que c'est? déedéet lii du Bisa. Du Bisa. déedéet du Bisa. J'en profite aussi pour faire appel aux autorités étatiques et rufisquoises parce que tey nooy mënee di xeex ak nit fii keneen na ngi ñëw te ñu ngi njottu ne lu mel ni li fi Bisa di def. la fi nar def ñii boo moytul la même chose lañ ci def ndax gis nañ fa ay appareil gis nañ fa ay construction yoo nekk en cours te gisuñ sax li tax mënuñu ñuy am njot ndax bu fekkoon ne am na luñ fa teg comme tableau luy wane ni lii la ñuy liggéey su boobaa njot amul dara lu koy indiqué moo tax ñun ñu ngi wax état bi ne ko bu fekkee ni luy lor la loo xam ni day ñëwaat di indi problème ci population bi ñu arrêté ko. ñu arrêté ko benn yoon. waaw mais maintenant dañuy ñëwaat ci Bisa. lan ngeen def yan jéego ngeen def pour li ñuy def mu dakk parce que waxtaan comme ni ngeen waxtaan ngeen mais amul amélioration. après loolu lan ngeen def leneen. waaw bañ paree ci loolu aussi def nañ ay pétition bañ defee ay pétition dem déposer ko. ci ministère de l'environnement directeur de l'environnement préfet ak gendarmerie de l'environnement pour wax leen ni leen ni kat kii nii nañ fexe usine de production bi mu jóge fi parce que dafa am ñaar usine de production bi moom mooy produit poussière bi mais fii ngay gis ni atelier la atelier boo xam ni boo leen déggee li muy def comme pollution sonore ci vidéo yi ma leen di wan non di ngeen mën a xalaat nii nan la fi nit mën a dëkkee donc. yéen a ngi dégg machine yi noonu maanaam ngal la ñu kiiwee gis nga buy sonore bi nga xam ne ñu ngi koy def nga ne lii fu nit di tëdd dafa noppali ko da ngeen ni camion bee ngeen di gis maa di ngeen gis raakool bi yëngatu nii am na lu ñuy liggéey foofu loolooy def bruit bi nii ba suma kër nii gis ngeen nii. bruit bi moom laa dëkkee ak moom te suma kër laa taxaw ci balcon bi di leen filmer waa ji dafa nekk ci biir camion bi béton bi tak ci camion bi moom la ñuy jéem a dindi donc foofu mooy atelier bi donc bu ñuy wax ci aussi poussière bi nga xam ni moom la ñuy def lii guddi la. gis ngeen ni poussière bi ni muy jógee te benn camion moo doon gaare ci parquet boo xam ni daanaka di nga fa gis biir Bisa mu ngi nii kay ay vingtaine de camions di fa gaare benn camion moo doon gaare kon buñ naan ñoom ñu ngi def ay système yuy arrosé poussière bi di ko atténuer donc dina ma jaaxal lool. léegi ñi ngeen autorité yi ngeen dem gis
yii nii jox nga leen ko fan nga toll loolu. waaw jox nañ leen ko déjà dossier bi mu ngi woon gendarmerie de l'environnement ñoom tamit que ma leen di nuyu de passage ndax ñu ngi doon def liggéey bu mucc ayib donc chaque jour lu amoon fii rek dañuy jël ñun vidéo wala photo bi envoyé leen wax leen ne leen ni lii kat tey la am à l'instant T voilà. léegi dañuy ñëw ci Ali Kalej ji. waaw Ali Kalej ji mooy démb seen dëkkandoo yi. dañ fi ñëw def fi point de presse indi fi chef de quartier indi fi ay habitants nee nañ kat yéen li ngeen wax nii daanaka Mame Gor la ñoom waa ñi fi dëkk waxuñu dara Mame Gor rek moo leen di attaqué. waaw. dafa mel ni loolu la ñuy wax en substance quoi buñ ko tënkee ñoom loolu la ñuy wax. loolu dina ma reetaan loo lool ndax sànq maa ngi lay wax waxu éthique fi ñu taxaw man defe naa maam sax maa ko woo ne ko maam kaay ndax ñii ut nañ ay nit yu ñu jënd pour ñu ñëw taxaw fii di wax. vidéo yi sax avant maam di ñëw man jël naa vidéo wax leen donc ne leen invité woon journaliste yi pour ñëw dugg ci koñ bi laaj ñi fi dëkk ndax ñii ñu indi fii lañ dëkk. ndax lu ñi fi indi ñooy dëkk ñu mais loolu yàgg na fi parce que bu ñu amee politicien seen biir xam nañ ni politique bu lépp lu ñu moo tax nag gis nga loolu moom yàgg na fi jël ay nit yu dëkk feneen solo leen ay t-shirt ñëw ne quoi koñ bi ànd nañu politicien bi bari na fi moo tax yooyu duñ ci sax attardé wu mais juste rek que ñu wax ni foofu dafa am lu gravité bu grave bu fa am. bu ma ñëwee fii gis nga fii lañ jël chef de quartier bi ñu naan Alioune Gueye. foofu noonu fii te gis nga fii. ça doit faire 1 kilomètre ak yéen. merci beaucoup te gis nga fii xaaral ma defal la illustration nga xool par métrage nga xool kay wax këram ak kii bi anamu sax. ku nekk à 406 mètres 430 mètres. léegi boo xoolee kooku xanaa yaakaar naa ne buy wax excusez-moi buy wax. Sénico la war a jege. moom Sénico la war a jege ndax Sénico ngi nii. Sénico à 300 mètres. 300 mètres donc moom mi nga xam ni moom mooy wax moo ñëw jël ci fii ay. baykat ne leen kaa leen ñu dem. baykat ñi ñëw di bay ñibbi waaye xool leen vidéo yi ngeen xool ba pare ngeen jël kanam yi nga xam ni ñoo nekk ci biir vidéo bi voilà lu ci am te ndax loolu sax mooy ma ñëwaat ci ndax kii mës na fi ñëw ci koñ bi ne day recenser pour Bissa ay ceeb ak diwlin. kan mooy Alioune Gueye mii. mooy chef de quartier bi ñu. bon xaw ma nag posture am du ma ci sori. mais l'essentiel moom foofu la dëkk te ba mu fi ñëwee nee na mooy chef de quartier foofu ñëw na def ay recensement waxtaan nañ ne naa ko nag koñ bii fii cité Diazaka la ñun duñ tooñ kenn duñ dem fekk ji kenn mais yéen aussi bu leen ñëw fii di jël donc nag li ko animé moom moo ko xam mais li may wax rek di ko profité fii dëkkuwaay bi waaw pour leeral. dëkkandoo yi Bissa buy ñëw bàyyi si Almadina City bàyyi Diazaka dem ba jël ki nekk à 400 mètres presque donc éthique bu ma la koy wax looloo tax foofu laay teg sama baaraamu tuuma. mais si seen par exemple weeru koor gi sax dañuy gis ni am na entreprise yaa nga xamante ne dañuy jàppale nit ñi ci ay ceeb ay diwlin ay yenn daara yi est-ce que Bissa jéemu def yooyu. ñun li ñu wax mooy boo jëkkatee ceeb jox ñu yëkkati diwlin jox ñu ba pare muy benn fan ci weeru koor gi ñu war ko lekk ci benn weer ci weeru koor gi war a dee ci 11 mois yi des. bu doon yow la sëñ bi dina leen ko jaral. jaral ko sax. waaw moo tax nag ñu doon rafetlu ñoom tamit acte boobu ñuy def ndax lu baax la dégg naa FKS dëkk na di ko def ñu ngi koy rafetlu ndax du lépp a bon ci ñoom. lu rafet la mais nag ñun ba ñu concerté woo nee nañ nit
munooy wax ak moom du la dégg ba pare après mu lay indil suukaru koor nga koy jël. mais maintenant loolu am na ñoom ñi ngi yéen a ngi dénoncé li ngeen dénoncé ñoom ñi ngi def seen manipulation comme su ma ko mën a tuddee noonu maintenant fan la mbir yi jëm. waaw mbir yi ñun li ñuy wax en tant que ay responsable dañuy yaakaar suñu loi dëkk yaakaar suñu autorité ndax bu ñu nekkul ci dëgg ñoom xam nañ ndax lii distance amul ci usine bi ak kër yi waaw te aussi may remercier fii ngay gis ni monsieur Fall moo fi dëkk doyen Fall di nit ku am ku am Pastef koo xam ne lépp lu fi defaru moo ko defar daanaka cité bii mooy Almadina fa la dëkk mais chaque jour mu ngi jasaaka lépp lu ñuy def moo naan déet def leen lii def violence zéro jël leen li nga xam ne la leen yoon may chaque jour mu nekk koo xam ne vraiment buñ ko amul woon amaana problème yii fi nar a am dina doy waar. mais yéen lan ngeen bëgg exactement par rapport ak visa. li ñu bëgg dafa yomb boo xoolee Diamniadio pôle industriel bi soriwul ndax stade baa ngi nii ngay gis nga. 5 kilomètres ba 6. am na zone industrielle kon donc ñoom lépp loo xam ne nii muy production béton la ni ñu ko jël ñu yóbbu ko foofu leneen li nga xam ni mooy seen bureau yeeg la nga xam ni du indi problème ñu teg ko fi bu ñu amee yeneen projet yoo xam ni du indi problème wala du juraange loraange ñu def ko fi. ay projet habitation. lu maanaam xam nga tey jii nii nit mënoo ko ni nii ngay defee wala parce que xamoo fu poche am toll ak ay ambition am ak vision am mais li ngeen di ñaan comme ni ñu koy defee ci yeneen zones yi ak yeneen activités yi ñoom bu ñuy tegal nañu tegal loo xam du ñu lor. loolu rek moom mooy ñun suñu demande. mais beneen bi autorité yi ngeen saisiroon. ñoom lan lañ la wax. xam nga mbir mi aussi dafay am yoon fu muy jàll mooy bu ñu defee enquête ba jox gendarmerie de l'environnement moom mooy jël li nga xam ne ñun la ñuy wax moom mu ñëw saisir leen xool ndax ñun li ñuy wax lu dëgg am na wala amul donc même audience publique boobu noonu bañ ko waxee moo tax ñuy tenter di jéem a indi ñii pour ne ñoom ñu ngi am rapport ak population bi ci li nga xam ne lu dëgg te je prends le Sénégal en témoin nañ ñëw dugg kër par kër ci cité Diazaka wala cité Almadina ñu wax ni kan moo teewoon fii. c'est les deux cités impactées. donc nag man foofu la suma question di laaj ndax tey image yu Bissa toog fii nii jaral na leen ñoom ñuy def loo xam ni lu jaaduwul yoon. bu ñi dëkk kër gi bu ñu demoon tey ñi dëkk koñ bi dem di attaquer ki ñëwoon fii nii lan mooy mujj am te loo xam ne ñoom ñoo koy jur. donc moo tax may lancer waat encore une fois appel ci autorités yi pour que ñu jël matuwaay ci lii. voilà boo xoolee fii ngay gis nii. ana mu sax waaw fii ngay gis nii. ok fii la wax voilà fii ngay gis nii délégué de quartier bu Almadina moom fii la dëkk mooy madame Niang donc yaakaar naa ni ñun ñi nga xam ni suñu délégué de quartier mu ngi woon en voie te officiel agul bu fekkoon ne ñun dañuy bootu ji est-ce que duñ dem di bootu ji ci madame Niang te ñii ñoom ñoo àndandoo di xeex lii donc kon bu fekkee ni ñoom tëb nañu ñii ñëw ba fii. kon daal li en résumé parce que li ñu jagleel si temps daanaka jeex na. suñu temps daanaka jeex na. en résumé est-ce que nekkul aussi fu mu toll ñoom liñ fi def démb yëpp du lu am est-ce que nekkul aussi dañu nekkoon dans la manipulation kese.
waaw xam nga wax yomb na maanaam nit wax nga jóge fee taxaw ne li mu wax amul mais man dama leen wax ne leen ni ñoom bu ñu demee ba taxaw ne ñoom amul benn pollution mu que ce soit pollution poussière la wala sonore la amul benn malade bu ne ci biir koñ bi te lépp mu ñu am firnde yi waa Cité Diazaka ñoom ñu ñëw taxaw di jàppale Bisa te nit ñi indi dëkkuñ ci koñ bi donc nag leer na ñu ne leen léegi bu ngeen bëggee képp ku mbir mi ñor na ñëw taxaw mu demandé xool vidéo ñoom bi ñu def kan moo dëkk ci koñ bi. maintenant pour terminer lii xeex bi ngeen nekk di xeex je dirais même pas xeex li ngeen nekk combat bi ngeen nekk nii est-ce que ragaluñu parce que day am feneen ñu tomber dans la violence. waaw xam nga baal ma yaa ngi naan sax xeex ba pare ne combat mu nekk sax lu may reetaanlu au début doxu ñaxtu la maanaam ci ni mu gën a pacifié doxu ñaxtu mooy am nga lu la metti dem nga ci ki la tooñ nga ne ko yaa ngi may lor ci lii mu ne la ah lii de dinaa ko dindi nga gis ni dindiwu ko nga dem ci fi mbaxane doonee benn ne ko ah kii de mu ngi may tooñ donc nag dëkk bi ñun li ñu mën a gëm ba fi may wax ak yow nii mooy dëkk bi am na yoon te yoon dina def li ci war. yoon dina def li ci war. waaw. kon Mamadou Diagne porte-parole Cité Diazaka. Référence Actu ñu ngi lay sant di la gërëm. di la bàyyi nga kàddu waa Sénégal. jërëjëf yéen tamit ñu ngi leen di jaajëfal Cité Diazaka ndax lii aussi dafa am solo ndax ay journaliste dañu war a doon ñoo xam ne ñuy tëddee njaaxanaay ndax booy jëlee parti bi di nga jël parti bee te aussi bañuñu aussi ngeen dem def ay reportage pour xool li ñu leen di wax ndax dëgg la am déet voilà jël waa koñ boobu demandé leen ndax man mii di wax ndax war naa wax ndax aussi ñoom ñooñu di wax ni fii lañ dëkk ndax fii lañ dëkk donc yooyu yëpp aussi ñu ngi leen di ñaan di leen ñaax ne bu ngeen ci mënee dox ay doxu jéego pour au moins leeral population bi ndax Sénégal ñoom li ñu xam gëm ko mooy lu leer te politique moom yorul dëkk bi waaw jërëjëf